salaatu rabbi ma salami muhammad alal habibi karulanami muhammad. mu ngi nuyu ñëpp mu ne mu ngi nuyu état Sénégal mu ne ñu commencé ko ci préfet bi ngeen xam ne moo nekk ci Bonna ak préfet départemental bu Bunkiling ani ak service yi nga xam ne ñoom ñoo wékku ci ñoom dégle ko police gendarmerie armée ñëpp ñi fa nekk ak ci wàllu wér gu yaram gi mooy ñi nga xam ne ñoo war wér gu yaram mu ne kenn ku ci nekk mu ngi lay gërëm parce que kenn ku nekk gis na sa taxawaay kenn ku ne def na liggéeyam mu ne préfet départemental de ak gouverneur ba yegg ci ministre ba ci premier ministre ba ci président mu ne kenn ku ci nekk gis na sa taxawaay mu ne bég nañu kontaan nañu mu ngi leen di jërëjëfal di leen wax jërë ngeen jëf mu ne waaye ba tey mu ne su fekkee ne da nga am ñoo xam ne dañoo wékku ci yow mu ne mënoo suur ci lenn mu ne ba léegi da ngay yokk ñaan mu ne ñëw nañ fi gis nañu dëkk bi gis nañu population yi mu ne li fi manqué tànk mu ne bu dee fukk la mu ne am nañu ci juróom mu ne waaye juróom yi ci des jotaguñ ko de mu ne bu fii ñu wax Kanjaalo mu ne jàng moo ko waral mu ne loolu nag niñ ci war a jàppale mu ne amee wuñ ko noonu de mu ne fii li fi nekk ci taalibe ëpp na 4 téeméeri taalibe mu ne du ñuy saraxu dañuy bay di ko dundalee seen taalibe yi mu ne loolu suñu manquement bu njëkk la mu ne amuñu encadrement ci loolu nga xam ne noonu la war a demeew ko mu ne ëpp na fukki at ak juróom ba fukki at ak juróom benn mu ne mu ngi ut ay daara ngir jàngale fii nga xam ne mooy Kanjaalo mu ne su fekkee jàngale woo mu ne sa nite da nga ci am défaut mu ne njàng mi njëkk mi nga xam ne moom la ñu fekk ci loxo kilifa yi mooy jàng imaam ak jàng sëriñ mu ne te njàng war na weesu loolu mu ne boo jàngee téeméer mu ne juróom-ñeent fukk ak ñett yi mu ne mënuñoo lire le rapport mënuñoo bind rapport mu ba ci juróom-ñaari nit rek mu ne téeméer bu ne juróom-ñaari nit rek ñoo ko ci mën a def mu ne gis na ne àdduna bi évaluation bi ëpp na war na xool nan la ñu war a changer loolu ba mun koo defar mu gën a jaar yoon mu nekk njàng moo xam ne njàng bu moderne la mu ne am na fi doomam boo xam ne sëtam la ñu koy wax Alxasan al Basri Jaabi mu ne docteur Bisri mu ne Marseille la nekk foofu la nekk Eliman mu ne jàkk gi ñuy tuddee masjidul Bilal foofu moom moo fay jiite moom mooy jiite foofu mu ne nit ñi bëri nañu ñi mu jiite foofu ëpp na 2 téeméeri nit ba ci junne sax ñoom ñëpp ci gannaawam la ñuy julli mu ne kooku de ñëw na jox ko benn yoon boo xam ne jëw na fi ba jël fi téere sëriñ bi nga xam ne moom mooy sëriñu Kanjaalo ay téereem jël fi fekk na bind na ko lu toll ak juróom-ñaar fukki at ak ñett ba ci juróom-ñaar fukki at ak juróom moom ci boppam mu tuddee téere bi Fanaadiqul Xayraati mooy magasin lépp loo xam ne jàmm la magasin wu jàmm mu ne ci biir téere bi mu ne ñëw na dimbale ko moom Alxasan al Basri mu ne lim def ci téere yi mu ne ëpp na ñaari junni volume mu ne ki nga xam ne moom mooy xalifa bu njëkk mooy Karamaadi ba xalifa bu njëkk bi jàll alxaji Salimiina ci biir dundam commencé woon nañu ko ci jamono jooju ba ñëw tey jii
yàlla dafa dogal Cheikh Yaqub moo fi toog tey mu ne kii nga xam ne moom moo defar téere boobu mosuñ koo jox benn junniy dërëm moon kon kooku dañ koy jërëjëfal di ko wax jërëjëf mu ne nu mu xat-xat-xat dinañ ko def mu ne yàlla de bëggul cant mu ne waaye bi ñu dajalee alquran ba mu jeex ci Fatiha moom la ñu njëkk a def saar bu njëkk mu ne loolu naqariwul yàlla de bu ko neexutoon du fa sax mooy soo gisee mu saxal ko fa kon neex na yàlla mu ne loolu xelaatam la mu ne gannaaw loolu mu ne sunu problème yi bokk na ci problème mu hôpital fi ñuy fajoo mu ne ñetteel bi mu ne ñoom mos nañu fi def délibération 250 hectares ba 500 hectares ñu ñaan état mu ne mu dimbale leen mu ne loolu nag nuñ koy defaree ndax mun nañoo bay ñu dund mu ne lan moo tax foofu ñu bëri liñ ciy jàmbat ak wàllu njàng mu ne soo xoolee immigration clandestin bi mu ne xale yi nga xam ne dañuy tëmb ci géej gi fi nga xam ne am na xeex ñu fay jaar ñu mel ni Libye Niger Tchad Tunisie mu ne du ñu ragal pour dugg fa mu ne jafe-jafe moo tax moo ko waral mu ne waaye bu yomb amee bu jafe-jafe yi jeexee ba nga xam ne mbir yi yomb nañu ci wàllu mbay mu ne ñu bëri ñu ngi dem du ñu dem. jumaa bi nga xam ne sëñ bi foofu la tëdd 1985 ci lañ ko tabaxee woon mu ne am na 40 ans jumaa ji mu ne jumaa ji màggetul màggetaay boobu mu ne jamono ba ñu koy tabax technologie demeewutoon noonu tey de mu ne modernisation am na ci yoo xam ne comme mbooloo day gën a bëri ñëpp ay ñëw mu ne ñu def ko ci benn maqaama mu ne taalibe yeeg doom yeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo cofe yi ñi nga xam ne ñoo leen bëgg mu ne dañoo gis ne bi xalifa bii nga xam ne moom moo jiitu yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ñu wax ko mu ne ñu bëggoon nañu defar beneen jàkk ba te am na brique yu ñu defar mu ne am na ay bon volonté yu taxaw ñu indi ay brique ñu indi ay suuf indi ay xeer mu ne ñu ngi jéem nag ba tey la ñu teg xeer bu njëkk mu wane ne dëkk bii nga xam ne mooy Kandialo mbay nu ngi ñoom ñooy borom dëkk yi ak joolaay ak mandinka yi mu ne waaye ñoom ñëpp ak jaaxanke yi dañoo dëppoo ak pël yi mu ne ñu bokk liggéey mu ne kon ñeenti mbir yi ñi nga xam ne moom la ñu tudd léegi mu ne gouvernement bëgg na nga jàppale leen ci loolu mu ne juróomeel bi nag mu ne tàmbale ngeen ko mooy barrage bi ci ginnaaw jóge ko Sédek ba dem ba Tobor mu ne ngeen dimbale leen mu ne rivière bi day wàcc xorom si day wàcc di ñëw mu ne te bu xorom bi ñëwee day yàq mi njiite fii foofu mu ne commencé woon ngeen defar barrage foofu mu ne waaye jeexagul ba léegi de mu ne waaye foog nañ ne dina jeex mu ne waaye nag nu mu nekk seen xelaat mu ne nit ñi dañuy wax ne bu fekkee ne romb nga sa nit muy liggéey ci tool yi wax ko jërëjëf mu ne loolu taxul mu liggéey mu ne waaye day tax mu gën a sawar. rabbil alamina allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammadi at-tayyiru al-azami al-mansur janaahu ala jami'i al-kawnayni warzuqna bihi janaha al-himmati as-sadiqati natiru biha ila aqsa al-muradi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima amina mbata altalatantu
après avoir demandé refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir prié sur son maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre maître, notre frère et notre représentant ici présent vient de rendre grâce à Allah cette fois, comme le faisait notre défunt et notre arrière-grand-père Karam Madiba Gassama. Selon ce qu'il faisait dans l'histoire, c'est exactement ce que nous venons de reprendre. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans sa vie, il remerciait Dieu subhanahu wa ta'ala, et que cela soit de bonheur ou de malheur. Il rendait grâce toujours à Allah. Et cela, il le faisait toujours 12 fois. 12 fois, à chaque moment. Et il n'a jamais dépassé les 12 fois. Sauf une seule fois. C'était pendant un mois de Ramadan. Et c'était un jour de Laylatul Qadr. Dans sa propre maison, ici présent, la mosquée ici présente. À cette époque, cette mosquée était construite, était construite sur une maison en banco. Et ce n'était même pas une maison construite en dur. Et ce n'était même pas non plus une maison qui a été construite avec des angles. Par contre, avec les bénédictions que lui a accordées son propre Seigneur, la première prière qui a été faite, qui fut dans cette mosquée, à ce jour-ci, il avait remercié son Seigneur 24 fois. Cela dit, la raison de cette doublure qu'il avait fait ce jour-là, au lieu de 12 qu'il a remercié Dieu, mais 24 fois, parce qu'à chaque fois, ce saint homme ne connaît jamais l'ingratitude. Il n'est pas ingrat. La raison pour laquelle il avait remercié Dieu 24 fois, il l'avait dit. Un disciple, enfin, parmi ses disciples, il y avait 2 de ses arrière-petits-fils. Un s'appelait Al-Hajj Bakodaï et le second s'appelait Mbemba, qui habitait Ker Hussein, donc on l'appelait Mbemba Ker Hussein. Ainsi que son honorable fils actuel calife, Cheikh El Hadji Yacouba Gassama, exactement comme il l'avait dit. Il n'avait pas commencé par le prénom de son propre fils. Il avait commencé par ses petits-fils. Et pourtant, il était la raison de cette initiative jusqu'à ce que cela fût réalisé. Mais au moment où lui, il expliquait ça à sa communauté, il avait utilisé le nom de son propre fils en dernier et il avait remercié son Seigneur 24 fois. C'est exactement ce que le maître vient de faire tout de suite. Et la prière sur le maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il vient de faire, c'est exactement le maître Karam Madiba radiallahu anhu qu'il avait fait lui-même. C'est une très grande prière sur le maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, nous venons de le réciter. Tout ce que nous sommes en train de raconter actuellement, c'est grâce, tout simplement, avec l'accord du calife général, notre maître, notre enseignant. Il fut quelqu'un qui vient de 2 personnes qui, selon notre langage, on appelle des awliya. Il vient de 2 awliya. Du côté maternel, du côté de sa mère, du coup, ainsi que du côté de son père, côté paternel. Et le maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui demanda, on lui a dit que toi, tu es un généreux. Il dit oui, ça c'est vrai. Karimoun, c'est un généreux. Il dit que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est un généreux. Son fils, Ishaq, c'est un généreux. Son fils, Sayyidina Yaqub, c'est un généreux. Son fils, Sayyidina Yusuf, c'était un généreux aussi. Mais lui en personne, son père, Abdullah, sa mère, Amina,
ils étaient décédés dans le fatra. Fatra, c'est en général les moments qui se passent entre deux prophètes. C'est-à-dire le prophète Mohammed, il est passé avant. Pardon. Il y a un prophète qui passe, Isa, alayhi salam, Jésus, il passe. Et 600 ans avant l'arrivée du maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet intervalle-là, on l'appelle en arabe le fatra. Et le ziaré fut quelque chose qui a traversé tout le monde entier. Sinon, auparavant, ce que les gens savaient, c'était le gamou, c'est-à-dire le maoulid de Nabi. Ça s'arrêtait au maoulid de Nabi. Et le magal de Touba. Le gamou, Tiwaoun, Kaolak, Ndiassan, Touba, Kandialon ici, Nyandanki, Soutoukoun. Gamou, le maoulid de Nabi, c'est tout ce qu'on connaît dans toutes ces villes saintes dont on vient de citer. Mais à partir du moment où Karamou Madeba a initié le ziaré pour ses oncles dont on venait de citer, et c'est ainsi que le ziaré aussi a pris de l'ampleur partout dans le monde. Tout le monde le sait. Pour une seule et bonne raison, c'est tout simplement parce qu'il était généreux. Parce qu'il aime le bonheur de tout le monde. À partir du moment où la pluie tombe, la seule chose qu'il prie son Seigneur, c'est qu'il demande à Dieu, Inch'Allah, que la pluie tombe et qu'il fuit de la pluie de bonheur. Ainsi, chez les musulmans, tout comme chez les non-musulmans, la récolte qu'on va y avoir, Inch'Allah, que cela fut quelque chose de pieux. Ainsi, chez les musulmans, pareil chez les non-musulmans. Et les prières qu'il faisait pour les musulmans, c'est les mêmes prières qu'il faisait pour les non-musulmans. Parce que le musulman s'est retrouvé dans la religion musulmane. De la même manière que le musulman s'est retrouvé dans la religion musulmane, le non-musulman aussi s'est retrouvé dans le non-musulmanisme. Mais il arrive plusieurs fois où le non-musulman se reconvertit et devient musulman. C'est la raison pour laquelle chez le maître, tout ce qu'il souhaite de bonheur et de paix chez les musulmans, c'est la même chose et même bonheur qu'il souhaite aussi pour les non-musulmans. Et pareil pour les guides, c'est-à-dire les présidents, tous ceux qui dirigent le pays, ils prient pour eux tous. Ainsi, la seule prière qu'il fait, c'est que Dieu facilite leurs tâches. Parce que ce n'est pas facile de diriger. Mais si Dieu le facilite, ça se passe facilement. Et il faisait toujours ces prières-là. Pour tous les dirigeants. Ainsi, le calife est ici présent. Et il finira la parole par la grâce de Dieu. La chose que vous demandez, c'est-à-dire la question que vous posez, même en restant ici pour le reste de la journée, eh bien on finira jamais de raconter l'histoire de... Salatu Rabbi ma'an salami Muhammad ala al-habibi karulana mi Muhammad tada bi tawfiqi ilahi lidini ولا وهي إلا من صفاء يقيني أتاه ولما أتاه ربه بيمينه أتاه ولما أتاه ربه بيمينه تلا الله بركو بصرف كذبني إني تعالى فإني للنبي محمد فاسمع إذا كال فاسمع من فؤادك قولا
سمسا سمسا رأيناه سمسا والنبيون حولاه. أمام هؤلاء الجهابذة، أمام هؤلاء العباقرة، إلا أنه أمر صدرت منهم، والأمر يقتضي الوجوب. نالهاجي كمو سيغوليا سونوميل سي نيغا سي كاتان إساجي سيسو سيبا مو سيكوري كمالا كاتو بسيغيري مينيتيما كرمو لم لولنا بانا فرسا بالم bari yamarol nata yamaro nanata abata ke farlo tibitugo fi hakele bi nse kuma jomma mbe kuma la karamma di balama karamma di ba huwa man huwa karamma di ba mujodi ana takallam الجوانب من كرامة في كرامة دي با كثيرة. كرامة دي با بيوغرافي نيكو كي هافو نيكو كي با بفولا بلونكيني بفاني الفولا. أنا أتكلم في جوده أم نتكلم في ولايته؟ أنا أتكلم في علومه أم نتكلم في مروءته؟ بكم لا فون سيري على ما فون بكم لا ولي على بكم لا مغيا على ما فون بكم لا adama di nyato bengelema mbe kumala la dino fa solo ma fo mbe kumala jomama nyaal kama di bala biographie ta ma be fono abe me fono lo qu'il c'est pas vrai adama di ngamin na hasam mu hanke mo karangala ni bo wala ko sifala be sanji binan lekelat katu lungolung ase kitabu muham bisa ba fasar le mogoli ni ko kibo be nya sifala ni ko kiba sifala sankiri na ko ube santan be fani ala fola ameno Cheikh Mohammed Al Amin jannim be fen fola la koto nse altala tara abarim fulo nyino alamini sarala ma khairala nyen ketayen fatihatu khair iketayen big sabiti min portu belaka adama ding mbe min fola risala min be mbulla min fola muslimole adama ding ijaho si fakale ijaho asila la hikana tege amma iganye ikana foka wati ganye ba fana be falale bar jahiliya se min ke adama ding le ijaho me wakila no ame wakila jahiliya no hita si samba jahannama le nin londo ni jaho hi faga ala sira dum arjanna bata ke sedi furit oto kemo ha min bangeja sanyi wolum to nyati ako karamma ba keta wabilo lati tutu o sanji ba alwabil abonta dawoda hanombe na fale anata munkan kole ko ana mo hol toben ala sem mo hol dadale ki hana mo hol toben asidolu fanan dada ko hana mo yatinya ni aje ngakumo soho abarin numa al khairu bil khairi wal badi'u akram khairu saramu khairoti nyinya saramu nyinyalti hal jazaa'u al ihsan illa al ihsan hal min jajang istifhamunte est-ce que ça note est-ce que nyinya sarante nyinyalati ba iyo nyinya saramu nyinyalati wala biji mafkumo mafhumo moti ala nyinya saramu nyinyalati nyinya takramma di ba majo bari e hadiro mim e hasie mim fi mim tut min tay ha fay aketa si nyimati e ha fay banko min fananto e ha fay banko nyimaleto الأرض الطيب يخرج نباتها بإذن ربها والتي خبست لا يخرج إلا نكدا بانكو ديما بانكو مين ناهني أنغري بالا نيهي لسنة فنغا كجاي كلاتي باني تاتا فاي فتاكولو كان نامان باقي مبو كرما دي بانا تانا كيبولا
banku di mati sinyi mati bila fetenta fa asbaha shajara atakata yirijoti shajara yiro wala dinta الناس يرمونه بالحجر فترميهم بأطيب الثمر mangijo na mota ni akuro fayama ita sabunne ha barama atisa adinga la jigi maki habalu karamar bakata inati mawliye wala sabula sugula la shamana sugola sugu shamane be nabiratu ma sembe inkono nabiratu ma sembe ni ndola ha insharu bari ala fanadiqul khairat lonna ballaha matoje ngamin la sugonati e ko ala Musa Touré منها على موسى توري الأول حاله وانت لندو من منات يقول على الشيخ سيديا تسليم جاء طيب الله سراهم يقول الشيخ محمد المقري جام فان بافو دي من جي ماسم نياندان كي ووفا ولي من سفي كرام مادي باما وكان ينتا باري انت لكون كي همفو كرام عليم كرام باما سمبي همفو فان كرام با همفو على إلى فائق الأقران muna ngalu sugo jele min ngadi alanya benta alala saha aha sugo imbeke ba'il mushabba'alati arawiyatu mulati ajijo mulati ba aha beke balti ba'il mushabba'a aha kolti bil alf al mushabba'a luzum ma la yalzim luzumiyat wala min sa sugo sifa safeno woti go hana hangaje ten ako ila fa'iqil aqrani fil ilmi madiba wa man faqa ahli al asri jahan wa mansiba nje sugo nyin safela jomma ila fa'iqil aqran min ngabeda aha fulangal da sanje hanin femfe salogo sa obedan حبيب الله خير كالجل فائق الأقران في العلم مادبا ومن فاك أهل العصر جاها ومنسبا إلى فائق الأقران في العلم مادبا ومن فاك أهل العصر جاها ومنسبا سلام زكي دون رند والقبان على زارة في الحب ما يسبق السبان فإني مريد لم أزل فيك راغبا لبر خشاني منك يا بار في السبان تباغوك أريون كنت في الناس كوكبا منيرا لزوما سلك لن تتعصبا فكم جاهل علمته سر من قبا ومستمن جزواك قد عاد محسبا وناديك مشفوه الموارد مشربا وبابك مطلوب الأتيات والسبان